jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni Yewwi Askan Wi ak waa wàllu ña nga dang seen kurpañ teg jëm ci defante ne ñu ajjuma ji daañu génn ci mbedd Dakar waaye itam yëngu-yëngal si gi coor naka noonu dañ caa boole itam ñaawlu doxinu yoon anam gën leen bëgg a dem lu ci campagne ak seen mbirum photo ci seen ay liste dañu ci ñëw ci biir xabaar itam nu mu gën a yaatoo ak Mamadou Sy ma doon topp wàllu guddi mel lu jëm ci xale yi Sénégal yi tu tànk yi ak bunduxataal yi ak def ndax sud noonu tàmbalee law ci réew mi naka la ko doomi réew mi jàngate lanu gis mooy na waajur delluwaat yar bi gën a xóot dañ ci ànd ak gëstu maam seeni bu baawu ci biir xabaar itam dañ ci boole pàcc bi njagleel toog tekki ci réew mi soxna Aïssatou Kane tey jii ma ngi ñuy faram fàcceel ak benn soxna bu mu demoon seetim mu jëm ci soppi liy ñore ci fi nga xam mooy Sénégal muy transformation des produits locaux dañ ci ñëw ànd ci ak moom xët mën ko jagleel tam dañ ci bokk pàcc bi te bi ñu jagleel biyaanalum Ndakaaru mi ngi wéyandi Mamadou Dieng moo koy jukki am nag becc gu nu amal ca Wakaam fexe ba gën a booleeg mbokk ñu ànd nekk benn dañu ci ñëw ak Mamadou Dieng li moo fes ni skis faram fàcce gi ñu sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax ñi koy tàmbalee ci lu jëm ci mbirum coowal élection législative tabbum pencu ndaw réew Sénégal di gën di nëx Benno Bokk Yaakaar ak wat gën féete waaye askan ñoom itam di buur la ñu wax mooy génn doxu ñaxtu mënta ñàkk ci ajjuma ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi donte góornóor ma ngay fàttalim aaye bi nu aaye leen ci yëngu-yëngal ak it li yoon wax ci mbirum campagne beeg ñoom seen loolu lépp dañ ko tegnale ni yoon mu leen ko may waaye itam ne dañ caa bëgg a boole sigi coor ca doxu ñaxtu ba itam yemuñ ci ne ñu ngi ñaawlu anam bi nga xamante ni bi leen bëgg a xañe seen wàllu image bi war a feeñ ci seen liste yàlla ci aju ñu xuus ndaje mañ ci woote woon ànd ci ak faram fàcce ak Mamadou Sima Fall fa la reportage. coalition Yewwi Askan Wi mu ngi ñaawlu anam bi nga xam ni direction générale des élections ak conseil constitutionnel ñu ngi koy doxalee ñu jàpp ni dañoo violé lii di code électoral bi Déthié Fall di xamle ni seen tête de liste photo am nekkul ci bulletin de vote bi conférence du leader jàpp ni duñu signé benn yoon bon à tirer bi. turu suppléants yi ñoo nekk ci bulletin yi Yewwi Askan Wi ñu def ko amul photo tête de liste amul turu tête de liste. Comment on peut accepter dans ce pays maintenant que le conseil constitutionnel jël ay décisions yi nga xam ni 15 jours après da ngay gis ni déjà ñu ngi continuer de tordre la loi. On ne signera pas le bon à tirer. Déthié Fall di xam ne ni seen rassemblement bi ñuy waajal niki aljuma duñ ko dàkk benn yoon dinañu amal ab rassemblement ci bis boobee ca Ziguinchor itam. ñu nag dugal nañu depuis le vendredi passé suñu suñu information de manifester pour le vendredi 17. Hier à 15h on était au commissariat. xamal leen ni li ñu taxoon jóg keroog moo ni indiwaat fii diggante bi nag am na lu ci dooleeku mooy le conseil constitutionnel à travers sa décision vient encore de tordre la loi. coalition Yewwi Askan Wi fas yéene nag wéyal xeex bi ndaxte jàpp nañ ni lu ñu mel duñ ko nangu benn yoon ci jamono ji nag lu ñuy xamle ni moo di élection du am fii ci Sénégal fekk liste nationale Yewwi Askan Wi bokkul. jaajëf ci li nga xam moo di Mouhamadou Sy xabaar yi wéy ak mbirum Sénégal a tolluwaay jàpp leen ni fi ñu toll nii njàqare lalu na ci waajur yi képp ko am doom sa xel dootu dalatim ndax jëf yi nemmeeku ci réew mi bu ndoxataal yàkkataan jëfu caay-caay tàmbalee law nekkul lu gën moo tax rédaction bu ITV xëy ko càmbar ak askanu Sénégal ñenn ñi si ñoom ci Ndakaaru seen kàddu jib na ci wàll li ñu xam ne mooy jot na waajur yi gën a fonk yar bi ak may bët seen ak njaboot ba xam ci lu nekk lu mën ci doon reportage yu maam Seene bu Baabu. ay vidéo ay xale yu ñuy xoqatal ci ay internat école wala sax ci daara yi ñu koy nemmeeku fan yi ci réseaux sociaux yi xale yi nag demandé wuñ ngir juddu donc parent bu ne war nga aar say doom bu ñu sukkandikoo ci waajur biile. daara ak école yëpp benn la ak bu mu ci mën a doon rawatina école yi c'est parce que école yi dañuy jàpp ne ñu ngi ci sécurité alors que li gën a garaaw foofu lay xewe
récemment ñoo ngi gis ay lu nekk ñu koy publier acte contre nature ak yeneen ñoo ngi gis agression yi. il faut que ñu bàyyi xel suñu ndaw ñi di leen toppatoo di assurer suivi di dem ba école xam lu fa nekk mais également suñ ñibbisee ci kër gi ñu jéem a xool est-ce que na mu demee woon noonu la ñëwee ou non. waajur bii le moom moo ngi waajal ndekki moom nag xam na emploi du temps bu doomam yi bu baax a baax heure bi ñuy tàmbali ba heure bi ñuy wàcc dara du ko rëcc. xale ñoom ñu ngi leen di surveiller bu ñu waree jàngi ñu ngi leen di fi bu ñu wàccee tamit xam nañ heure bi ñu war a ñibbisi dañuy ñibbisi. waaw ñu ngi fay dem moom di leen saytu waaw ñu ngi fay dem di leen saytu xam ñu ngi jàng wala jànguñu wala bu ñu waree jàngiwuñu bu ñu dem bu ñu leen dàkkee dañ ñuy woo ñun parents yi ñu dem xool. mag bii la ñu fekk ko muy naan café moom mii la moo ngi xam ne ne waajur yu bari dañuy nekk di ut lu ñuy dundalee njaboot gi ba aar gi war sax ci ñoom duñu ko mën a def. bon na ñoo xam ne dañuy daw de gauche à droite pour am lu ñu jox seen njaboot sensibilité du bokk. du ñu am jotu surveiller seen i doom ñii nag ñoom dañu jox éducation bu baax xam nañu maanaam àqu doom. waajur bu ne da nga war a sàmm say doom bu ñu sukkandikoo ci ñu dajeel te wax nañu saa su ne di dem ci école yi daara yi wala internat yi ngir xool seen nekkinu doom yi foofee. jaajëf maam Seynabou Babou xabaar yi wëy lu jëm ci paju gi ak fa mu toll ci Sénégal jàpp leen ni li nga xam mooy ñàkkum deret ndax dafa am ci Sénégal wala gàllankoor lu mu ci mën ci doon jàpp leen ni CNTS muy centre bi ñu dénk rënk ak rënk deret ci Sénégal gi mi ngi dund ay jafe-jafe yu tar ndax gis nañ daanaka la mu yor ci ay poche fi Sénégal toll ak ñi ko soxla woon ni mu toll ak la mu yor daal bu ñu ko gam-gamlee fi ñu toll de mel ni jafe-jafe mi ngi tàmbalee am waaye nag du ñàkk ñaax askan wi ñu gën a faxlu ci mayam deret gi lu mënta ñàkk la dañoo porox loolu woon ci journée mondiale biñ jagleel mayam deret ak la ca aju ci émission Kenu Askan Wi ca la yëkkati kàddu moom chef service bi ñu dénk lépp luy wut ak joxe deret ci Sénégal ci centre boobee moom ki nga xam si rek mooy jëwriñ ja di Youssou Bamar Gueye am na lu mu ca dénk El Hadji Malick Sy ñu teewlu ko. bésu maye deret bésu bii mooy bés bi nga xamante ne moom la OMS mooy mbootaayu xeet yi toppatoo lu jëm si wér-gu-yaram jagleel ñi nga xam ne dañuy maye seen deret te laajuñu si xaalis te kenn forcé wu leen si mooy donneur de sang bénévole et volontaire ñoom dañ leen di si sargal di leen tatagal parce que ay jàmbaar lañ parce que bés bu nekk nga jóge sa kër ñëw maye si deret pour sauver nit te amoo ci benn contraire donc ñooñu la ñuy si sargal day permettre aussi ñu sensibiliser ñaax ñeneen ñi nga xam ne mosuñu ko def ñoom tam ñu ñëw bokk ci ñi nga xam ne dañuy maye deret di wax ne don de sang lu am solo la ci askan di ñaax sénégalais yi ñu continuer di maye deret di ku ko woon def mu jéem koo tenter ku ko daan def mu fexe di ko nu mu ko continuer jamono yi mën nañu wax alhamdulilah parce que depuis koor gi passé dafa am nit yu bëri ñu doon ñëw di maye deret moo tax fi mu ne nii boo jàppee CNTS pratiquement am nañ 1500 ba 2000 poches yoo xam ne mu ngi nekk en stock yoo xam ne mën nañ ko distribuer fii ak fukki fan yi di jëm fukki fan yooyu ci biir fukki fan yooyu am nañ ay yeneen collecte ba ci fin juillet am nañ lu bon chaque jour ñaar ba ñetti collecte donc dañuy sant yàlla ci Sénégal ak di sant sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ñëw di jàpp ci sunu liggéey. mu doon Youssou Bamar Gueye moom mi ñu dénk lépp luy wutum deret ak di ko joxe ci bàngaas bi ñu dénk rënk ak rënk gim di centre bi nga xam si moo di CNTS xabaar yi wéy ak lu soxal mbirum énergie renouvelable maanaam fexe bay jëlee courant ci anam gu wute bokk na ci jant beeg la ca aju fi ñu toll ni ANER mën ko dénk doon waxtaan ci wàllu guddi mel doon becci ab bataaxal buñ tënk ni buñ ci awee atum 2022 gi dana tax ba lu bari dina soppeeku ci nag courant bu yewee ne mën naa indim koom jóge ci wàllum napp gi mën naa yokk liggéey bi ci wàllum mbay mi ak yeneen pàcc yi ci wàllum artisanat moo tax waxtaan ba noppee tamit kàddu jot naa ji ki nga xam moo di Mamadou Saliou Sow mooy président conseil bi ñu dénk lépp luy jëm ci mbirum énergie renouvelable waaye itam ki nga xam moo di soxna Adja Awa Gueye directrice promotion énergie renouvelable ci ANER moom itam kàddoom jot naa jipp la teewlu leen lañu dénk ITV. xam nañ tey xaalis maanaam ci àddina bi même fii ci Sénégal sax du problème pour financer projet yi waaye naka la ñu war a bindee projet yi naka la ñu présenter projet yi ba ñu tax ne que ñi yor projet yooyu mën a accéder ci financement yooyu. stratégie bi mooy tëral maanaam li ñuy wax ci français donc benn base de données boo xam ne bii bépp information bu nit ñi soxla ci projet yi ci acteurs yi ak naka la ñu war a bindee lépp daal ñu mën koo tënk
pour ñëpp ñu ko soxla ñëpp ñoo xam ne soxla ñu information yi ñu mën ko am kooku mooy benn bi mooy former acteurs locaux yi surtout suñu entreprise. njëriñ ji mooy ñu teg cadre bi nga xamante ne moom mooy permettre ñu développer marché lu ñuy woowee usage productif énergie solaire surtout maanaam lépp lu ñu jëfandikoo pour créer ay activités génératrices de revenus yoo xamante ne équipement yi mun nañ ko utiliser ak énergie solaire maanaam énergie bi jógee ci jant bi tey ji ñu teg cadre bi nga xamante ne dina tax ñu am financement ñu mun a lever des financements développer ay projets surtout ci dëkk yi pour ñu mën a développer surtout des activités génératrices de revenus. Et il faut comprendre aussi, au-delà de aspect économique bi ñuy wax am na aspect environnemental bi tamit parce que tey jii boo jëlee pompe solaire moto pompe yi on va dire diesel beeg yooyu yëpp boo ci defee solaire c'est beaucoup plus écologique on va dire. ñun tey jii ANER li ñu soxal mooy promouvoir énergie solaire à travers surtout les équipements d'usage productif. xibaar yi wéy ak mbirum xëyum ndaw ñi bu fekkente ni courant bu doy dina yokkum koom ñi itam di waa Promoville ñoom itam ñu ngi yokkum koom ci xew yu ndaw ñi ndax fi ñu toll nii ñoo lëkkaloo nguuru Sénégal lépp benn projet bi la fexe ba suqali gox-goxaani ayoo ko tam suqali xëyum ndaw ñi 200 ak nangam ci ay ndaw la ñu jël ci daanu Kaffrine ca Ndukumaan ngir dugal seen loxo ci liggéey ba muy xeeti pavage la ci aju lu ni mel kilifa yi rafetlu ko lool ñu xuus ànd fàkk correspondance Adama Sarr. lu aju ci programme xëyu ndaw ñi bi nga xamee ne njiiti réew mi moo ko dal di taxawal ci atum 2021 tax na nag ba kuréel gi di Promoville daal di rek recruter lu toll si 200 ak juróom fukki ndaw ci région bu Kaffrine liñ ci jublu nag moo di amal ay pavage ngir rek gën a taaral lii di capitale bu Ndukumaan. donc pàcc biñ ci réalisé ñun muy pavage ñu lancé benn processus biir Kaffrine environ ñu am lu toll ci ay 1000 candidatures ay xale yu ñëw déposé seen candidature ci pôle emploi yi. bu nekk processus bu transparent ñu sélectionné ci 250 jeunes donc 250 jeunes mooy ñaari téeméer ak juróom fukki jeunes yoo xamante ne nii dañu war a def pavage bi nga xam ne dañ ko war a commencé biir Kaffrine donc seen formation ñu war ko démarrer le 14 juin. gannaaw ba mu ñëwee teewee yile xew-xew ki nga xamee ne moo di maire bu Kaffrine daal dina rafetlu li nga xamee ne moom moo di bile projet. maa ngi sant yàlla di am mbégte bu baax ci li nga xam ne tey Promoville mu ngi koy doxalee fii ci Kaffrine. ci ndigalu président de la République président Macky Sall ndax xam ngeen yéen ñëpp Promoville li muy def ci réew mi muy programme bi nga xam ne président daf ko jagleel defaraat dëkkaat yi gën ko rafetal te Kaffrine bi doon xaar depuis 2017 ba tey Promoville ñëw concrétiser loolu ci première phase nga xam ni dañuy pavé dëkk bi pavage dëkk bi nag ñu def ko ci 4,6 kilomètres mu nekk une première te ñu ne ñoom duñ fa yem. dafa aussi président de la République jox leen ndigal leen bëgg naa commune de Kaffrine ñu def fa presque 7 kilomètres de voirie urbaine mais xale yi tey dañ leen sas non seulement dañoo war a defar seen dëkk ñi leen di koy jàppale di leen koy defaral mooy Promoville buur leen gën a bëgg dëkk bi ñu war a bokk ci luy defar dëkk bi mais war a aussi am lu ñu suturloo seen njaboot ñu jàpp ni nag loolu war nañu def seen kéemtalaay kattan ba xam ne président confiance bu mu am ci xale yi bari ko mérité mais ñun itam population wu Kaffrine suñuy doom ñu jël leen ñu nekk ci xëy ma bëgg ëllëg bi madame Sow di def bilan mu ràññee ci xale yi Kaffrine ci seen engagement ci seen détermination mais aussi seen liggéey bu rafet bi. xabaar yi wéy ginnaaw Sédhiou la ñu jógee ña nga jógee kon Kaffrine jëm Sédhiou foofu jàpp leen fi ñu toll nii ña nga ca ki fi nekkoon international Papis Demba Cissé moom sénégalais boobee nekk ci vacances waaye am lu ko bett lool waaye ànd ak mbégte ndax li nga xamoo di stade municipal bi nga xam moo nar a nekk ca gox boobee dafa nar a doon ki nga xamante ni bii moo nar a doon turam mu doon lu mu rafet lool naam bett na ko itam waaye dëgg-dëgg nee na pare na ngir gën a def kem kàttan jàppale gox ba ca suqali ko la caaju Mamadou Bari waxtaan naa ak moom ñu teewlu kàddoom. dama ci sant yàlla bu baax di sant yàlla dirigeant yi di leen wax merci ci honneur boobu donc je l'ai reçu avec beaucoup de joie donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Sédhiou di sant Sénégal yëpp. sama liggéey laa doon def loolu moo nekkoon sama liggéey donc yelloo naa ko yelloo ma ko mais. di wax ne rek c'est avec un plaisir ñu bëgg maa jox tour stade municipal. d'Afrique yi ñëw sa dëkk yow nga xeex bu yàgg mujj loo ko soo ko jël mbégte la mu ñëw fii. waaw gént bu doon dëgg la ñun noddu nañ ko dañ koo noddu booy julli nañ ko donc di sant yàlla
di sant yàlla bu baax di leen félicité. di félicité waaw dama xaw a réer dama xam fu ma xaw a tënk tuuti donc mais maa ngi ci circuit. yegg nañ ci pàcc bu ñu jagleel toog tekk ci réew mi ñu koy wax réussir ITV li ñu ko jagleel saa su ne di ci ànd ak soxna Aïssatou Kane demoon na seeti ay soxna yoo xam ñu ngi yëngu ci wàllum transformation produits locaux yi maanaam li ñu ñëwee ci Sénégal gi la ñuy soppi lañ cay def ma nga juróom koom loo xam day tax ba ñu gën a jëfandikoo li ñor ci réewum Sénégal gi ñu xuus ànd ak soxna Aïssatou Kane. dëgmal nañu ñaari waxtu yoo xam ni dañ si defar ñaar fukk ak juróom potu confiture limon wu fukki kilo ginnaaw ba mu raxasee limon yi abi da koy daggate ay rondel yu sew si ndimbal ñu mu sekkal liggéey bi lu mu jot a dagg da koy baxal lu weesu fukk ak juróom simili abi togg limon yi ci ndox dolli ci suukar ak kaani bu paree rekk def confiture yi ci ay bouteilles li yépp nag abi da ko jàng ci weer bi mu tàggatu. tronc bi fi laa ko jànge yàggul 1 mois pour ma jàng kii bi confiture bi parce que confiture dafa doy waar du benn fan du ñaari fan nga koy def pour nga man ka fokk nga def ka yoon yu bari pour nga man ko defar parce que conservation la laaj. mu gëm loolu lu muy def abi daa teel bëgg defar ay lekk. ñamee liggéey lii nii nga xamante ne luñ soxla ñoom ñoo koy defal seen bopp dinañ bàyyi yeneen beneen liggéey bu yomb boo xamante ne mu leen gënal lii te toog nii te defoo dara masuma ko bëgg te tamit jigéen bu ma gis mu toog te defoo dara toujours dama lay wax pour nga ñëw ci métier bii nii ñu wan la xam la wan la yoon bi xamal la ni ngay jaar ba nga mën a amal sa bopp man moom masuma xalaat di nekk di jaar ci gaal walla def yeneen yi lu dul li moo ma ko gënal lu mu metti metti moo ma ko gënal ndaxte liggéeyi loxo dafa metti lépp loxo lañ koy defare muy liggéey bu metti loolu boole ci jafe-jafe yu muy daj bés bu ne. des fois matériel tere laa liggéey aussi tamit produit des fois mu cher jafe-jafe yooyu lañ ci am aussi tamit boo defaree ba pare jaay bi tamit parce que produits locaux yi am na ñoo xamante ne valoriser wuñu ko mais aussi tamit dinaa toog di xalaat ne man maa ngi passé sama temps fii te am na lu ma war a def tamit kër ga yooyu xalaat yooyu noonu doom yi di may bàyyi foofu noonu tamit mais heureusement que ne sama jëkkër comprendre na ma. waaye tey mi ngi ci gis boppam bu baax ak bénéfice bu muy am ci njaay bi. tuuti rek sant yàlla ñuy ciy gis suñu bopp parce que avant da nga doon boo doon soxla da ngay ñaan yaay walla nga ñaan papa walla nga ñaan jëkkër te léegi loo soxla macha allah yaa ngi koy jéem a defal sa bopp mel na ni comme si que ñun dañ ñu jàngal maytuñ ñu 2000 dañuy jàngal ni ñuy napp ni ñuy ute 2000 loolu lañ ñu jàngal te loolu noonu rek neex nañu. ñu di ko amal suñu bopp ba luñ bëgg a faj ñu fajal ko suñu bopp. abi ni moroomam yu bari yuy transformer produits locaux yi day am ay jafe-jafe ngir mun a jaay seeni produits mëbëtam moo di ñu mun ko jaay fépp. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel biennale Ndakaaru bi mi ngi wëyandi Ndakaaru doon célébrer yoonu acteur ci wàllum culture mu ñu bëgg cosaan ak aada ci biir Sénégal di wër réew mi ku ne di becc ay exposition di ko def ña nga jëm ca Wakaam jàppale ni fi ñu toll nii foofee dañ faa becc lu am solo dox mbokkum ngir sàmm li ñu bokk waaye itam fexe ba dox mbokk ci jàmm salaam lu ni mel lan fa becc ña koy teewe di ko seetam rafetlu ko lool ñu xuus ànd ci ak gëstu Mamadou Dieng Augustin Bandang. ab collectif d'artistes bu cosaanoo fii ci Wakaam jëmmal ab liggéey boo xam ne dañu ko amal ci thème biennale bii di Indafa mu di tëgg ci kàllaamay séeréer. ñoom artistes yi di yëngu ci bànqaas yu bari ci wàllum caada
daal di defar tableau yi nga xam ne li ñu ciy wax moo di nite. mënuñu job ñun kese xam nga foog ñuy invité yeneen gars yoo xam ne ñu yokk ci seen xalaat ku nekk ñëw yokk ci sa xam nga sa mën-mën tu vois voilà quoi c'est pour ça ouais, on a décidé de faire xam nga expo bi mu nekk benn expo collective boo xam ne day boole différents endroits différents cognes différentes réflexions tamit. C'est se reconstruire par rapport à la résilience. ci thème bi ma doon liggéey mooy lu jëm ci wàllum defaruwaat moo xam mu doon mentalement wala physiquement dafa baax ci boo jógee ci ay problème nga defaruwaat mu ngi mel nii rek ngay construire li nga xam ne moo di immeuble dafay baax à chaque fois ngay defar di defaraat. Il y avait un lien qui était dans tout ça. nite di dugg ci thème bu ñu tànn dal di koy tuddee dox mbokk lii ñoom sax ñu ciy junj ne mbooloo mooy doole. waaw ndox mbokk ndax mbokk alalu yàlla la loolu la ñuy wax te ñëpp ay njaboot yàlla lañu donc comme mbokk bi dañ ko war a dox donc foog moom ma jóg dem seeti li abi di def moom tamit mu ñëw fii ñu dem ba Gandiol moo tax ñu ñetti espace yooyu kenn fii ci Ouakam Médina espace abi ak Gandiol ñu booloo ak benn collectif artiste pour ne suñu bëggee tabaxaat suñu dëkk foog ñu dox suñu mbokk. ñoom artistes yi ñuy dooleel caada ci village lébu bi di Ouakam collectif bi di amal saa su ne ay activités culturelles ngir fësal nee nañu talent gi ci ñoom dox mbokk di ab exposition buy dugg ci off biennale bi mu dajale ay artistes yu Médina yu Gandiol ak yu Ouakam fii ci centre d'art bi ci Ouakam ñu tuddee ko Kennu. ba tey ak biennale bi ndax Mamadou Dieng jot na taatan kaddu bopp nga xam moo di Ali Beta ci boppam ma ngay jukki dëgg-dëgg noonu nga xam moo di centre Kennu di ab kàggu bu am solo lañ cay dëxëñ mu wooye ko ab laboratoire maanaam waañ woo xamante ni bi lu bari lañ fay togge muy gën a nekk njariñ ñu teewlu ko moom ma ngay faram-fàcceeg moom Mamadou Dieng. waaw xam nga Kennu mooy pilier. ci wolof pilier maanaam moom mooy téye taax bi waaye kenn bi kese mënul def dara il faut que moom fondation yu dëgër kenn bi mën a tegu foog mu am yeneen laat yu lonk fii après nga teg benn palissade donc loolu yëpp day wane ne fondation bi war na dëgër mais su dëgëree tamit pour ñu tabax kër gi man kese mënu ma kaa tabax moom kese mënu kaa tabax kii kese mënu kaa tabax donc dañu jàpp ne mbooloo mooy doole dégg dañ ko yàgg dégg nag ba ñu fàtte la lay tekki waaye jamono ji Afrique toll jamono ji Sénégal toll jamono ji ci àdduna toll fu mu toll nii suñu mënul booloo jàng ma fàtte sama bopp tuuti ki fàtte boppam tuuti ñu indi li ma mën li kee mën li kële mën ngir lu jëriñ ñëpp loolu daal ñun loolu lañ gëm parce que politiciens yi gis na ni ñuy defee ñoom bopp sa bopp la kon ñun ma ne politiciens yi suñuy bopp sa bopp di jàngal nit ñi individualisme ak xam nga jongante ku ci nekk yaa ngi ci jéem a génne sa bopp bu la jaralee nga def lu ne ñun artistes dañu yaakaar ne il faut que ñu jàng parce que suñu àndee dañuy jàng parce que suñu àndee rek faw ñu jàng pour wane ne culture maanaam cosaan ak aada maanaam caada dafa am solo ci dund dafa mel ni air bi ñuy respirer loolu la rek et puis ñun ñi def ay théâtre forum di def ay projection de film di def ay kii ci peinture di def ay installation di def ay waxtaan ak communauté bi loolu lépp pour suuxat culture Ouakam ak Sénégal ñun Sénégal moo ñu ñor ak Afrique. ñu sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV li moo tëj ci xabaaru maraxim di leen jox incha allah rendez-vous ci kanam tuuti 21h15 édition spéciale lay doon waxtaane tolluwaayu Sénégal ci bépp anam ci wàllum civisme wàllum institution yi waaye itam wàllum responsabilité politique ak société lu mu ci mën di doon daañu ci gën a waxtaan ci lu yaat ak sunu invité incha allah kon ba ci kanam 21h15 la ko mooy dama leen di bàyyi ak total d'information bi ak blog bi ak Cheikh Hassana Falek ganam 19h45 xabaar ci français Khalifa Diakhaté moo koy jógee ba ci kanam jaa ngeen jëf